ñun docteur Ousmane Gueye docteur Gueye ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi leen di delloo ziar El Hadj Assane. ñu ngi lay jël tey exceptionnellement ndax xam nga mbir yi jàngoro jeneen ñun ñoo ngi ci corona gi daanaka mu yóbbu suñu kàttan yëpp ñu xëy rek am bu feeñati ñun daal docteur war nañoo def sàkk sarax de. El Hadj Assane sant yàlla rek. sant yàlla sant yàlla comme ñu ngi koy mën a waxtaanee. di ci joxe xalaat. dëgg la di ci joxe xam-xam. di wax ni ñu nu ñu moytoo rek nañu sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah di leen sant yéen tamit personnel médical bi. ndax waaw àddina moom dara matewul mais gis nañ saa su ne yéen a ngi jël les devants justement par rapport à cela xamagunu lu mu mais lan lañ mën a jàppandi ci jàngoro ji. waaw jërëjëf Fala Yassane maa ngi nuyu auditeurs yi nuyu ñëpp di wax ni effectivement am na jàngoro bu ñu nemmeeku fan yi ñu jëm ci Caaroy Rufisque surtout ñu gis ñu jóge woon géej indaale xar kanam boo xam ni wax dëgg yàlla xëy na médecine mun na ko décrire ni mais xamuñu exactement la ko indi waaw loolu ñu ngi jot premier cas bi depuis le 12 le 12 jotoon nañu premier cas benn xale bu am ñaar fukki at bu demoon hôpital foofu Caaroy foofu ñu xool ko gis ni am na feebar bu mel ni jàngoro deru yaram ñu naan ko dermatose mu mel noonu donc ñi continuer di traiter du suivre mais barki démb mu am cas yu pare yu am te loolu yëpp ñu ngi koy nemmeeku ñu demoon géej ñu ñëw ba bi amee ba loolu amee rek ICP bi li ñuy wax infirmier chef de poste bi au médecin chef district am kooku au médecin chef région ñu ñëw ñu xool directeur général santé dem ministre de la santé dem foofu Abdoulaye Diouf Sarr dem nemmeeku maladie ñu xool nan la ñuy def et vraiment li ñuy rafetlu rek moom mooy li ñuy wax multisectorialité waaw maanaam ñun bi ñu fa demee suñu kuréel muy ministre de la santé waa pêche ñëw nañu waa environnement ñëw nañu forces armées ñëw na gendarmerie ñëw na ñëpp ñëw préfet ñëpp xool nan la demee ñu gis ni cas yi bare nañ nag cas yi bare nañu wax nañu ay 200 waaw am nañu 380 cas lu jëm ci waaw léegi jëm côté Thiaroye ak Mbao ak yooyu ñu am 100 et quelques cas 130 exactement je crois bien lu jëm ci Rufisque donc cas yi bare nañu presque 500 cas rek ci boor boobu voilà alhamdulilah 18 ba 20 hospitalisation la ñu amagum waaw ñi ci des yëpp dañ leen teg ci ay bërëb ay site di leen surveiller waaw ministère de la santé nag def na ay prélèvement yóbbu ko Institut Pasteur lu jëm ci Covid bi moom coronavirus bi wax dëgg yàlla def nañu ay test mu négatif léegi ñu ngi xool yeneen jàngoro yi pour xool lan la waa environnement aussi ñu ngi def prélèvement tey sax marine dina dem en haute mer pour def prélèvement ci ndox mi xool lu mu doon donc pour dire que vraiment jël nañu ay jumtukaay pour saytu xam lan la autorités yi aussi ñëw nañ ci defe naa dégg nañu tey gouverneur Dakar lu mu wax ñaax nañu pêcheurs yi ñu bañ a dem géej ñu toog mais dinañ leen assister lu jëm ci assistance sociale dana am ñu assister leen mun leen jàppale le temps li ñuy toogandi ba xam lan moo waral jàngoro bu bees bi assistance bi ci wàllu ndimbal ndax ci la ñuy yor njaboot yi naam waaye ci wàllu xel également accompagnement ñi jàngoro ji dal ndax maa ngi dégg ñu naan dañ leen isolé donc xam naa ni loolu tam yéen a ngi ci wàllu accompagnement psychologique tout à fait xam nga chaque fois bu amee lu mel noonu rek ñu ber ay nit rek il faut mu am li ñuy wax accompagnement psychosocial loolu psychologue yi dañuy ñëw taxaw psychiatre yi ñëw taxaw médecins yi taxaw ñëpp taxaw dimbali leen ànd ak ñoom expliquer leen lan moo xew ak lu tax ñu def leen ci bërëb bi parce que feebar boo xam ne xamoo lu mu doon mun na wàllee comme mun na bañ a wàllee li gën a am solo moom mooy ñu aar suñu bopp aar ñu fa ne tam voilà donc investigation vraiment ñi ngi ci boobu ba léegi et puis équipe investigation ñi ngi foofu mooy ñuy saytu ñi ngi foofu di def ay prélèvement di def ay désinfection ci kër yi fu pêcheurs yi dëkk dem nañ ci kër yi def ay désinfection mais mbaa du wàlle waaw loolu xamaguñu ko amaguñ ci lu leer moo tax ñi ngi def ay vraiment ay prélèvement di gëstu di xool lu mu doon ak lu mu doon rek dafa naa li am solo mooy tey li ñu def rek mooy site yi ñu def pour héberger malade yi
héberger leen bañ a jaxasoo ak askan gi. ñu teg leen foofu mais wax leen ni ber nañ leen waaye beddiwuñu leen. voilà dafa daan loolu lu am solo la. waaw ber nañ la wute na ak beddi nañ nit ki. pourtant c'est très normal Sénégal moo naqaree feebare nag sur le plan culturel docteur Sénégal naqaree naa feebare ndax gis nañ ko ci corona bi nit ñi dawante alors que mais ku sañoon tey jii même bu feebar munta mooy dal sa kaw mais boo ko mënee muccal sa doom kay ak sa soxna ak sa waa kër tout à fait kon moytu gi du ak ber voilà loolu moo tax nag gis nga accompagnement psychosocial bi nga waxoon noonu mu am solo mu am solo la moo tax nag suñu jëwriñ ba mu déggee affaire bi ñun ñu dem fa technicien yi dem fa mu ne moom faaw mu agsi bu mu demee xam nga loolu kilifa bu ñëwee day dalal xel day dalal xel vraiment mu joxe instruction yi am solo ne nit ñi li ngeen di def lu ne lëkkaloo leen ak yeneen ministère dëgg la parce que tey jii pêche am na ci wàll environnement am na ci wàll sapeur pompier am nañ ci wàll donc ñëpp ci am wàll donc lëkkaloo leen ak ñooñu. ngeen liggéey loolu moo tax ñu mettre en place comité boobu. oui am na solo macha allah waaw. donc dafa mel ni leçon yi ñu jàngee ci corona bi ñu ngi koy tari. voilà c'est ça xam nga loo gis lu ne expérience dafa war a servir. dëgg la dafa war a servir macha allah et Sénégal defe naa loolu moom. jàpp nañ ko xam nañ ko. moo tax contexte One Health bu ñuy wax. mooy benn santé. ñëpp jàpp ko. xam ne loolu la parce que tey jii. feebar yi génn ci mala yi pratiquement ñu ngi ko gis ci doomu aadama yi voilà donc ñu war a mën a bañ a xajeeg seen am foofu il faut ñëpp ànd liggéey pour xam rapidement lan moo waral feebar bi ak lan la ñu war a jël comme jumtukaay pour faj maladie mais en attendant ñu ngi leen di mettre sous li ñuy wax traitement symptomatique waaw dermato yaa ngi liggéey ñu ngi faj góom yi génn ci yaram bi góom yi voilà picc yeeg yooyu tàngaay yaram bi faj picc yi ak yooyu ñu ngi koy def pour le moment en attendant xam lan moo waral exactement feebar bi pour mën a faj étiologie ok mais xaw ma nappkat yi rek la dalagum waaw pour le moment daal pêcheurs yi lañ ci ñoom ñu jógee géej rek la waaw ci ñooñu kon xam naa ne y a de fortes chances ñu jëlee ko ci géej gi xam naa waaw loolu mën naa ne loolu mën naa ne waaw parce que Covid bi wax dëgg yàlla c'est négatif prélèvement yi def yëpp pour Covid bi moom c'est négatif ok docteur kon ñu xaar résultat yi Institut Pasteur inchallah di la gërëm bu baax di la sant Guèye jërëjëf Alaye Assane merci beaucoup merci docteur Ousmane di ñaanal sénégalais yëpp jàmm amiin yaa rabbi voilà di ñaanal ñëpp jàmm di wax nit ñi nañu dal rek mbir mi ak nu mu mën demee vraiment mu ngi sous contrôle ministère yi yëpp ñu ngi ci liggéey xool defe naa très rapidement daal dinañ wax Sénégal yi lan moo ko waral ak nan la ñuy def pour faj ñu moytu spéculer gi ndax bu ñu amee les bonnes infos yu tukkee ci kër docteur dinañ ko mën a faj mais li ñu daloon ci corona gi ku ne di fentaka defi vidéo ak lu ne nga wax ko moo tax Alaaji Assane man dañuy continuer di la gërëm di la sant vraiment parce que li ngeen def professionnalisme la bu dara xewee rek vraiment ñi dem ci kër gi xam lan moo xew defe naa loolu moo am solo parce que noonu lañ mën a dimbale suñu askan noonu lañ mën a dimbale suñu réew mais bu ñu bàyyee ku ne wax rek day indi pëccoxoo day indi problème dëgg la vraiment jërëjëf ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax amiin ñu bokk jërëjëf Guèye merci docteur Ousmane Guèye mooy directeur bu SNEIPS service bi ñu dénk ci réew mi lépp luy éducation information ngir wàllu wér-gu-yaram jërëjëf docteur jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd beeg RFM kon mu doon xibaar yi ci wàllu wér-gu-yaram ñeel loole ne jàngoro gu nu xamagul lu mu waaye gu kër docteur taxaw bu baax léegi ci wàllu paj meek ci wàllu xool lan moo ko jur njeexit les causes génn ci yaram yi ci wàllu picc ak yeneen kon der yi la gën a jàpp ñeel ay nappkat yu demoon géej lim bi takku na naam ba téeméer xëy na ci gox tëngee ci caaro yi géej am nañu lu nu njortit ca boori Joal ak Ndayane waaye lu ci mën di am ni nu ko waxee prélèvement yi def nañu ko ba mu nga ci Institut Pasteur ca bu nu gisee lu mu rek incha allah dinañ gën a mun a xam lu koy rey incha allah jërë ngeen jëf ci kanam tuuti mbokk yi ñu ubbil leen antenne bi tey li ñuy waxtaanee wàllu ndox mi la ngeen def seen i laaj wala li ngeen wax li leen jaaxal ci contrat bi dox seen digg kërum ndox mi di Sen'Eau ndax jafe-jafe yi ndox mi fan yi ak ñàkkum ndox ak yeneen. bu ko defee ñu boole ko moolaale ci li ñuy yeggee kilifa gi di Jéeri Ba bu Sen'Eau ci kanam tuuti moom la ñuy dalal émission yoon wi seen i laaj ak ni ngeen di dundee daal mbiram ndox mi ci gox yi ci Sénégal jamono yi 88 628 14 14 ngeen di jaar wala 33 849 16 40. waaleykum waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. ziar. yàlla na ko ziar. allahumma ma dama bëggoon wax ci affaire ndox bi. waaw rapidement waaw.
waaw voilà man bon benn tali lañ dëkk quoi. benn tali ñoom laay waxal. c'est-à-dire ñun ak waagu ñaay tali moo ñu séparé. waaw ak HLM tali moo ñu séparé. mais ñun depuis corona bi. dañu am problème ak ndox mi. yow da ngay dem HLM sax HLM benn tali moo leen séparé da ngay dem di ñaan ndox ñoom dañuy am ndox tout le temps. mais da ngay dem ba mujj gi da ngay rus sax. waagu ñaay pareil benn tali lan mooy problème bi ñun xanaa duñu ay sénégalais comme waa waagu ñaay ak waa HLM. suñu jabar yi dañu root ba sonn ñun dañoo root ba sonn suñu sooy xëy nii doo am loo sangoo. ok say doom duñu am luñ sangoo mais nañu wax lan la. ok wala ñun bokkuñu Sénégal wala duñu ay sénégalais. ba ñee di am ndox tout le temps tous les jours ñun duñu am ndox. très bien te bu weer dee ñu indi la facture nga fay. mais service bu bees bi nañu wax lan la ñoom. waaw kay jërëjëf benn tali dinañ ko retenir pour gan gi 88 628 14 14 RFM. asalaamaaleykum. allo. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. El Hadj Assane. waaw yow la. maa ngi lay nuyu. waa kay bisimilah. mbaax c'est Deme depuis Ziguinchor. Ziguinchor waaye. waaw maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax. jërëjëf. franchement chaque matin on est bien scotché. jërëjëf waay. donc concernant ndox franchement man su ma gisee certains quartiers à Dakar ñu ngi jooy affaire ndox ça me fait peur et puis voilà. franchement ndox moom warul manqué. yëpp mun na manqué sauf ndox. donc c'est vital oui. franchement ça fait mal hein. Franchement je pense que ministre ndox moom dafa waroon taxaw 24 heures sur 24 rien que pour ndox. pour que tout le monde. même si courant nga dem. mais ndox moom na am rek 24 heures sur 24 sans ndox on ne peut pas vivre. dëgg la. c'est franchement loolu rek laa bëggoon. ñaan maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax. ñu ngi lay gërëm jërëjëf waay. merci beaucoup bonne journée. merci di ziar waa Ziguinchor yëpp voilà di ko gërëm ci intervention bi ci wàllu ndox mi malheureusement ndox ak courant bi dañoo lié ndax xam nga forage yi courant koy doxal. kon daal ñoom ñaar ñëpp mënut a ñàkk ci sunu dund di ñaan rek mu doy donte doy 100% du am waaye nañ fexe daal de façon démocratique ñëpp jot ci asalaamualeykum. aleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. El Hadj Assane Gueye. waaw. Oumar Sow la Fuladu maa ngi lay gërëm ba di la sant di rafetlu vraiment liggéey bi rawatina vraiment sagan bi nga am puisque lu mu wax vraiment si yow dëgg bu wépp nga. jërëjëf xam nga yu mel nii su amee da ngay dem à la maison mère cela veut dire ñëw gëstu affaire bi te lu docteur bi wax léegi nii vraiment man de dal na sama xel te maa ngi la gërëm di la sant. jërëjëf Omar. voilà lii mooy vraiment yow da nga taxaw askan wi askan Sénégal da la war delloo njukkal saa su ne El Hadj Assane Gueye. jërëjëf. di rafetlu vraiment tamit seen invité RFM matin le professeur Moussa Baldé avec Babacar Fall. jërëjëf. waaw ci problème ndox mi nag wax dëgg yàlla dëgg rek neex yàlla Assane Gueye ndox mi métti na. puisque wax dëgg yàlla nga yore sa facture ndox. weer bu jot da ngay dem nga fay ko. mais ndox doo ko am nu mu ko war a amee. vraiment loolu moom neexul ci xel neexul ci xol. nañ waxante dëgg. puisque keroog femme yi ma gis fale ci télé bi TFM bi fale jàmmalaay. vraiment ñoo xam ne dañoo dem ba maar sonn nañu. yéen à votre niveau yaa ngi Fuladu wala yaa ngi Ndakaaru. waaw maa ngi Fuladu. foofu naka la fa demee nu ngeen di dundee ndox. non fii Fuladu mun naa la wax bariwul problème ndox wax dëgg yàlla. si c'est fii mu wax dëgg yàlla xaw ma nag pression bi ñu ngi ko utiliser moo bariwul tel si c'est fii kër gu ne presque am na ay teen si biir kër yi. d'accord waaw. presque ndox bu coupé sax du ñu mun a. demande bi pression fortul noonu comme Dakar. voilà demande bi presque c'est pas trop quoi. ok presque ndox mi daal nit ñi daal kiiwuñu ko trop ndoxu robinet yi. am macha allah gars yi ñu ngi ci de. mais kiiwul ka solalul nit ñi comme lu waa Dakar sonne. comme Dakar dëgg la ok. voilà léegi daal vraiment comme nu ñu maîtriser courant bii nii. puisque mun naa la Sénégal tey nañu wax dëgg courant bi maîtriser leen ko. vraiment man maa ngi ñaan El Hadj Macky Sall. na taxaw si ndox mi le ministre de l'eau la Serigne Mbaye Thiam. et puis na dem ci rajo yi télé yi wax ak askan yi. problème bii moo am avec le directeur de Sen'Eau. ñu wax population bi carrément. puisque dëgg jotee da nga koy wax. ñu xam la waaye nit ñi mun a xam. xoolal le professeur docteur yi lu ñu wax ci rajo yi. xam nga loolu dafa leer nit ñi ñoom tamit nañ dem si télé yi wax ak nit ñi. dëgg la ne carrément problème bi lii la. léegi nag ci ko nangam kii dina ko régler. jërëjëf Omar jërëjëf. El Hadj vraiment maa ngi la gërëm di la sant di vraiment di jaar Moussa Baldé professeur merci. jërëjëf 88 628 14 14 ndox mi ak laaj bu ngeen am wala li leen ci jaaxal seen digg ak Sen'Eau la ñu bëgg daal di taataan rek ndax ni ñu koy waxee docteur yi xam yu metti ngir paj mi wala dem wuti faj ma indi leen asalaamaaleykum.
aleykum salaam. bisimilah. Alaaji Assane. waaw man la madame Fall Coupe Castor. ñu ngi lay ziar madame Fall. dama am benn lu ma doon jaaxal. parce que côté Castor la ñu dëkk en face Sénélec bi. Castor waaw. depuis 6 mois ngi nii am na benn tuyau SDE bu toj. di sotteeku heure bu nekk bu leen wooyee ñu ñëw gaare seen oto yi. jékki-jékki ne dañu dellu soir gëj nañ fi jaar. ndox mu set wécc moo ngi set dee dox si tali bi. te ñu naan ndox amul si dëkk bi. loolu tax ma ne xaaral ma jaar si oto si rajo bi wax ko ndax ñun ñu dégg ñu dimbali ñu si. am na solo dëgg la loolu moom ay perte la jërëjëf madame Fall jërëjëf kon mu ngoog foofu it buñ ko fàttee mu dem ci kër yi moo gën mu dem ci mbedd mi 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi wootee commune de Sangalkam. Sangalkam waaw. waaw donc maa ngi masawu ñi am jafe-jafe ndox mi bon ñun Dieu merci amuñu noonu problème mu ndox. alhamdulilah mais j'insiste sur monsieur le responsable de l'ASCOSEN li mu doon wax démb. ci ñu nga ko léegi moi je pense que un besoin aussi vital que l'eau. bu ko nit ki ñii di ko am ñii di ko amul c'est pas normal. l'État doit trouver un moyen. pour ravitailler ñi ko amul xañ une partie ñi ko am tout le temps. il faut démocratiser ñu démocratiser ko waaw. c'est important ku nekk di ñam daal. c'est pas normal. ay ñoo xam ne une vie moo leen séparé. nit ñi ñu nelaw guddi toute la nuit pour am ndox. je pense que l'État doit prendre comme leçon l'électricité. Le gouvernement c'est l'électricité moo ko fi jëlee du leneen. gis nga un mécontentement accumulé avec de la fatigue. c'est pas bon. dëgg la waaw nit ki du nelaw guddi. du énervé. kooku bés buy exploser. kenn du ko mën maîtriser. dëgg la jërëjëf et si l'État n'y prend garde on risque d'aller vers ça. Donc, je pense que il y a beaucoup de moyens de ravitailler ñi amul ndox. bu gàmmu amee màggal am dañuy jël ay citernes yëpp ñu mobiliser ko. mais pourquoi pas ñu utiliser les services des sapeurs-pompiers tout ce qu'on a comme réserve comme moyen de distribution d'eau. jéem a puiser sur certains côtés ravitailler certains côtés. dëgg la sinon bés bu exploser du baax ci dëkk bi de. jërëjëf je vous remercie. ñu ngi lay gërëm di la sant am na solo démocratiser ko fexe ba am loolu it am nañ ci ay interpellation danañ ko yeggee kilifa yi Sen'Eau Jéeri Ba incha allah am na ñu ne nag kilifa yi di communiquer loolu it ñëw gi mënuy nangul ñëw nii ca nekk ci yoon ndax ñoom tey jii dañu ne ci activité ci la bokk communication dafa am solo nit ñi xam lu xew d'abord ensuite kilifa yi taxaw ci indi ay saafara ndax contrat la bu dox suñu digg ak ñoom contrat bi gars yi ñoom comme jamono dafa naqari boo yore sa facture ci gisoo ndox moom ku la ne bul jooyit daanaka daa xamul li nga yëg rek asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. waaw sëñ bi na nga def Guèye maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar baax. waaw di kontaan tamit ci li ñu may opportunité. parce que man maa ngi dëkk Mamel. Mamel waaw. waaw ça fait plus de 2 mois. suñ problème mu ndox bi. avant da doon ñëw ay vers 22h 23h. ñuy fanaanee root. mais léegi il faut nga dem ba 3h du matin. début bi dafa ndaw. man rez-de-chaussée laa dëkk. sama voisine bi dëkk au 3e dafa mu def pompe. pour ndox bi di mën a yéeg mais ba tey le problème persiste. te li ma jaaxal mooy da ngay fanaanee root. parfois pas du tout guddi gi ndox bi du ñëw. 7h du matin mu coupé. te facture courant yi du wàññeeku day gën a yokk facture ndox yi plutôt day gën a yokk. facture yi d'accord. looloo ñu jaaxal ñun daal waa Mamel sonn nañ wax dëgg yàlla sonn nañ. dinañ ko wax ak kilifa gi incha allah waaw parce que da ngay fanaanee root bëgg xëy fajar dem liggéeyi. su que fekk ndox du fa yendu. te chaque jour c'est la routine plus de 2 mois. loolu ñu si jàppale rek ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. jërëjëf waaw yow moom askan bi nga fi nekk jërëjëf Guèye. merci beaucoup jërëjëf. alhamdulilah metti na Mamel surtout Mamel dama xamul ndax Mamel dañoo ne ci ab janj ni ñu ko waxee léeg-léeg am na gox yu ne ci cuvette xëy na ñoom ñu xaw a tane mais loolu lépp ñu xool lan mooy solution yi rek ndax ay pompe ngi fekk yeneen 88 628 14 14 asalaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi nga baal ñu rek ak rajo bi. Alaaji Asan. waaw sëñ bi. ñu ngi lay fay bu baax yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. maa ngi wootee commune bu Baba Garage. Baba Garage waaw bisimilah. waaw ñun problème mu ndox boobu moo tax may woote. ndox waaw. parce que ñun dañuy yëngu si wàllum sàmm quoi. waaw. te xam nga nit ñi sax nañu mën a débrouiller pour am ndox fekk si jur gi. ñun suñu forage da ngay toog ay 5 jours yoo xam dañuy manqué ndox. ok. xaw ma ñi leen yore Aquatex la ñu wax xaw ma ñeen ñoo leen yore. te facture bu ñëwee du changé da ngay fay normalement.
ah oui loolu métti na mais mënoo di fay ba pare ndox mi du manqué te jur mënoo ko yor ba pare di manqué ndox te ndox mi bu forage bi kii sax lu ñu la wax ni avertiser la pour nga réserver ndox da ngay jékki-jékki rek ni kaj taxaw loolu c'est pas normal dëgg la jërëjëf mais nañ ñu defaral suñu forage yi wala boog soit ni ñuy avertiser bu ndox mi dee manqué dëgg la man nga dëkk boo xam ne ci daal sa waay kenn féppay metti féppay metti ah di dëkk moom kañ lay kii féppay metti xale yi ñu ngi dem ci géej gi moom daal ñu ngi jógee ci corona ñu ngi waxaat ay test war nañoo changé suñu doxalin nag waa kay jërëjëf te bàyyi yi ñuy def quoi parce que ñu ngi bëgg a yéeme de parce que ñu ñoo ñaan yàlla nag soppi doxalin bi parce que naxaate yi dafa yomb quoi jërëjëf ndax suñu borom mën na ngaa nax nit ñi mais ne yàlla kenn mënu ko nax waaw merci beaucoup jógee nga ci corona ñëw di dalaat ay feebar yi ndox yi ñi manqué yëpp nañ ko bàyyi xel non xam nga li may wax nii waaw li may wax nii maanaam njiiti réew yi laay waxal quoi mais waaw ñu ngi lay dégg waaw ñu changé doxalin parce que xam lan la waaw yow mënoo dëkk ci réew kenn doxul ba pare soo jigee ci lii dal ci lii waaw nit ñi mënoo leen satisfaire ci lenn loolu nañu xoolaat seen doxalin kon waaw dëgg la jërëjëf moom ci hydraulique rural bi lay wax ndox mi ci àll bi dafa am it ñeneen yu ñu ko dénk waaw fàttali ne Sen'Eau dëkki taax yi ko wër la périurbain ak urbain côté boobu la yore mais lu ci mën di am rek benn la askanu Sénégal yëpp la soxal wàllu ndox mi kon ñoom ñu yor hydraulique rural bi ñoom it ñu gën ci baxel forage yi mbokk yi ne ci kaw gi waa Baba Garage yëgulu nañ am na yeneen gox it yu dund yenn tawat yi loolu lépp ñu wut ci ay jubbante rek asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. sëñ bi Guèye waay. sant wa. Diop Youssou Diop. Diop. man de maa ngi soog a oote si télé rajo bi. waaw man de dama déglu benn waay léegi si HLM xaw ma waagu ñaay. waaw. mu ne ñoom duñu am ndox. benn tali la wax. oh là là c'est dommage rocceeku na moom benn tali la doon wax waa benn tali la ni dañoo dem rootaani ba sonn ndax dañuy jéggi tali bi di dem di. sàkku ndox ci waa HLM te moom li ko jaaxal mooy benn tali rek moo leen séparé ndax xam nga tali HLM bi moo séparé HLM ak benn tali beneen tali moo séparé waagu ñaay ak benn tali Aliou ba moom mbaaw la gën a miin asalaamualeykum. allo. waaw sëñ bi. na nga def naka waa kër gi. ñu ngi sant yàlla bu baax. man damaa bëggoon dugg. yaa ngi ci biir yaa ngi en direct de. ah maa ngi en direct très bien Assane ça va bien El Hadj Assane. oui ça va et vous. alhamdulilah naka waa kër gi. ñëpp a ngi lay sant bu baax di la gërëm. yow itam ñëpp a lay sant ñëpp Sénégal ñëpp mu lay gërëm. alhamdulilah. ça va ma ne li ma bëggoon wax Assane mooy saw invité boobu. waaw. ngir yàlla su ñëwee balaa muy jóge si yow na la wax situation Foundiougne nu mu demee Foundiougne. Foundiougne waaw. waaw parce que Foundiougne ça fait presque 3 ans bientôt 4 ans amul ndox. ah loolu métti na. robinet yi duy xel. yenn saa yi ñu indi ay camion. fu nekk ñu ne def nañ fa fontaine fii fontaine dem nañ ba ne dañuy désaliniser géej gi. oui. lu nekk wax nañ ko boobu ba léegi dara sottiwul. Macky Sall ba mu fa ñëwee campagne électorale dem nañ nabi ba defar ay tuyaux ndox mi génn. ba ndox mi ñëwee 2 jours après mu taxawaat. ndeketoo xam naa la mu fa doon ñëw moo tax ñu profité indi ndox donc y a des possibilités ndox ñëw fu ñu mais léegi boobu ba léegi ndox amatul. tey mu ñëw suba du ñëw gannaaw sa depuis 3 ans loolu moo ma jaaxal. en tant que chef lieu de département. ndox mënul am. loolu moo ma jaaxal trop. et puis pendant aussi longtemps que possible. plus de 3 ans fu ñu amuñ ndox dafay manifestation dafay te Macky Sall fa la jàngee. à chaque fois mu ngi leen di promettre ba léegi dara sottiwul li daay war a sóoli di mu la ñu rek mu wax ñu situation fu ñu nu muy demee. d'accord forage yi ñu def nañ Passy ne def nañ fa forage def nañ forage projet xaw ma ñaata dégagé nañ ko. mais daal situation bi dëgg-dëgg lan la. ñaata xaalis moo si dugg. très bien ak fan la ndox mi war a jógee. d'accord du dëgg. incha allah waaw loolu daal lañ bëggoon nga dimbali ñu si ñun waa Foundiougne ñëpp ñoo la koy ñaan daal. mu wax la lu leer et puis mu wax la aussi délai yi fu ñu toll délai yi. kañ la waa Foundiougne di am ndox. voilà. kañ la ñuy naan ndox mu potable. vraiment mu leer daal kañ la ñuy sangu si ndox mu potable. kañ la ñuy am débit ndox bu baax a baax. débit bu baax dëgg la. nga xam ne ñëpp daañu jot si ndox mi. voilà maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf waay jërëjëf ndox mi dafa am solo vraiment Aliou ñu taaxirlu keneen asalaamualeykum allo. allo El Hadj Assane. waaw sëñ bi. ñoo ngi leen di siyaare bu baax.
yàlla nangu ziar. man dama doon laajte parce que diggante lu tax fi mu toll nii ñu bëgg a fayloo Touba te maanaam ñun ñu ngi fay ndox fii à Dakar te mënuñu am ndox mooy benn. beneen bi mooy taw bi maanaam ñoom mooy ki fi jóge sànq wax na diggante maanaam taw bi. 50 ans nii taw lu toll nii fii Sénégal. waaw ma doon laajte ñoom bu fekkee ni taw bi toll na noonu fii Sénégal actuellement. lan moo tax mënuñu ko transformer ba jox nit ñi ndox mu doy. ok. waaw léegi ñoom moom ministre bi bu ñëwee nañu leeral ci loolu te ñu respecté ñu jox nit ñi cër daal. ok maanaam bu ñu manqué ndox ñu mën a wax exactement. lan mooy problème bi. problème irrigation la wala problème machine la wala problème yu mel noonu. parce que Kër Momar Sarr soriwul. Kër Momar Sarr soriwul am na dëkk yoo xam ne Côte d'Ivoire boo fa demee c'est plus du Kër Momar Sarr sori na fi ñuy jëlee ndox. te pourtant dëkk bi dañuy am ndox. Gana pareil. donc ñoom ñun nañu respecté askan wi. ñu wax ñu lu xew daal dëgg la. waaw jërëjëf loolu daal lañ bëgg. merci di ziar waa Wakaam it ñu ci mel ni waa Terme Nord Ballon ñu ngi yëglu ñoom it nee nañ daal facture yi métti na ca duñu gisam ndox. c'est une question qui revient souvent dégg naa kilifa yi nag di ko expliquer noo xam ni Momar Ndao nee na bu leen di fàtte tëj seen robinet yi ndax ngelaw léegi yooyu day consommer waaye loolu lépp am na de waaye li ci ëpp solo daal mooy li ëlëm nit ñi mooy facture yi ñu diggoon ni dafay am wàññite te c'est pas encore le cas demee wu ni lan moo xew waaw jeeg bii nu jaayoon ak taaram ak ba fi woon di SDE ba tey gars yi gisuñu tan askan wee ko wax du samay fent lan moo xew ñu ngi ciy xaar kilifa yi seen ci kanam tuuti qu'est-ce qui se passe lan lañ mën a yaakaar ci li ci ñëw ci kanam ndax 15 ans le contrat bi bu leen ko fàtte waaw 15 ans at gi matagul ndax décembre la woon suma juumul donc on va vers décembre ñu ngi novembre ci at daanaka jafe-jafe yi yëpp am lan moo xew dëgg 88 628 14 14 asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatuhu. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alhaji Malick Ndiaye moo lay woo Alhaji Assane. Alhaji Malick ñu ngi lay ziar. maa ngi lay woowee depuis Tamba di jeune bu dëkk Mbour. allo. yaa ngi Tamba ñu ngi lay ziar Ndiaye. waaw di am benn cant rek bu may cant ci yàlla rek tax. Assane lépp lu mooy yàlla nar a defal. yàlla na ko jox ba nga doyal ba pare. amiin amiin waay Ndiaye. Assane bu dee am na benn jëmm ci Sénégal su ma wekk. boo xam ne respecté naa ko ci yëg bi ma yëg ci si réew mi bëgg gi ma ko bëgg gis ku ma ko gën a bëgg. ci Alaaji Assane laa ko gis. alhamdulilah ëpp na ñetti at. jërëjëf Ndiaye bu ma lay dàq pour jot la. jërëjëf Ndiaye démb ci guddi damaa tëdd muñ ko muñ mënuma ko muñ ma ne bu ma yeewoo. nañ ma dàq fi may liggéey mais ma jotoo Alaaji Assane. dinaa jógee Tamba dinaa dem ba Dakar dinaa gis Alaaji Assane. ndeysaan jërëjëf yéen bi nga am ci réew mi ak jëf ji ngay jëf. yàlla na ko yàlla fay. amiin ñu bokk amiin ci turu ñi ko bëgg a wax ñëpp nag. amiin mais waaye fi bëgg dama ci bëgg a participer parce que j'ai plein d'idées. xale yi man Mbuur laa dëkk. xale yi dee ci gaal geeg nangam ak nangam gëwuma loolu. da ngay dem Tamba nit ki da ngay ñàkk cëriñu. dëgg la Sénégal. Alaaji Malick dafa mel ni rocceeku na vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant dëgg yàlla. la bëgg rek ci yàlla tax kenn mënu koo fay kon ñu ngi lay sant bu baax Aliou léegi Adja Bint ñaan yëglu Adja Bint Guèye ak waa commercial gi yëpp ñoom xam naa 9h10 ñu yëkkati jotaay gi daal di jublu ci leneen di leen fàttali ni seen émission yoon wi monsieur Diéry Ba bu Sen'Eau la ñu ci àndal incha allah ci kanam tuuti moo waral rek occasion ñu ubbi antenne bi ndax xam ngeen ni ndox moom dafa am solo asalaamualeykum. aleykum salaam wa rahmatulah Alaaji Assane Gueye. waaw man la Mamadou Médor di la nuyu groupe Futurs Médias di am mbégte rek déggante ak yow. ñu ngi lay nuyu bu baax Médor. ngeen waxtaanee loo xamante ni bii moom ak nit ak ndox ñoo ànd. ba tax na daal képp ku nga xamante ni da nga nekk zone boo xam dafa am problème. parce que des fois mun na am benn égout boo xamante ne bii ñuy defar mu yàqu nga yaakaar ne fépp la fekk sa koñ rek la da ngay dem nga annoncé wu yëglu. su ko defee ñu mën a ñëw taxaw pour xool ko defaraat waaye ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy gas ci yoon yi dañu moytandiku yoon yi tuyau yi bañ ko yàq parce que boo ko yàqee da nga yàqal ñeneen da nga indi ñeneen ay problème waaye ñi nga xamante ni bi tam ñoom ñooy indi facture surtout fu mel ni caaro yi des fois dañ njuumte dañuy am ñëw di couper foo ko xamante ni bi fekk biir facture yi njuumte dem wala ñu indil keneen facture
en tout cas daal man li may wax mooy caaro yi si ñuy fayee ndox war nañ ko war nañu inspection kii war nañu contrôler xoolaat parce que facture des fois dañuy indi facture boo xam ne ne bi bokkul ak li nga ñu indiwaat la beneen facture boo xam ne des fois 3000 des fois 20000. loolu dafa nekk lu nga xamante ni lu doy waar la muy caaro. yóbbu nga est-ce que di nga ko faral di dem di réclamer yóbbu ko di est-ce que da nga wala da nga koy jël rek daal di ne yàlla baax na toog. loolu lu am la. parce que benn nit ñaari nit nga dem facture 25000. mais loolu dafa nekk lu nga xamante ni lu doy waar loo xamante ni gis naa ko ci dëkkandoo yi fii. te loolu dafa nekk loo xamante ni président sant leen loolu. président de la République da leen la sant. ñu teg lépp ci yoon xoolaat mbir yi jubantiwaat ko. xoolaat xam ne seen liggéey ñu def ko normal président Macky Sall loolu la sant président liggéey la wax. merci liggéey la wax. jërëjëf ñu jàppale ko jërëjëf. merci problème facturation mu ngi ñëw lu bari aussi moom it bu weesoo ñi ne ñoom. bu ndox mi matul ci ñëpp sax nañ fexe ba bu ñuy ñamee ñële ñam mais dafa am koñ yoo xam ne dañuy am ndox am ñoo xam duñu ko am ditu loolu tamit askan wi bëgg nañ ci ak jubbanti loolu tax ñu ne nañ ko démocratiser maanaam ku ne ñam loolu ci waxin la. facturation bi mooy léeg-léeg nga gis koo xam dañ koy wax indil somme yoo xam ni ay 800000 700000 600000 bon on me dira peut-être que fuite la wala leneen waaye yooyu yëpp aussi dañ ci war a taxaw. indi ci ak jubbanti je pense que am na ay comité ci wàllu dem étalonnage ak yooyu terme yi kilifa gi dina ci leerlu ci kanam mais nit ñi tam nañuy jóg mu leen koy jaral ñu gàddu seeni facture di dem di ko lijjanti li ko laqarti bul bañ ko la ni da ngaa nay ak fukki dërëm yi ci différence beeg 1000 francs yi jaru ko loolu c'est compliqué Sénégal tam sunu gëm yàlla gi dafa bari dafa sant yàlla daal gars yi boo leen nii rek ñu daal di koy yóbbante sunu borom daal di toog di xool. Aliou kon dernier auditeur asalaamaaleykum 88 628 14 14. allo oui. waaw sëñ bi. allo El Hadj Assane kii beneen El Hadj Malick Ndiaye la. beneen El Hadj Malick. vraiment waaw. du bu Pastef am na bu ne Pastef it. waaw non. non bii moom du moom bii Grand Yoff la dëkk. jërëjëf Ndiaye. waaw jërëjëf waa Grand Yoff donc waaw lu ma doon wax rek. El Hadj Assane. waaw. mooy que ni vraiment boo xoolee suñu dëkk bi lu muy doxee da ngay xool ni vraiment nous avons un problème de planification parce que tamit boo xoolee problème mu ndox ñun waroon na nekk leneen loo xamante ne leneen la ñu waroon wax problème mais pas ndox parce que boo xoolee inondation yi nu mu ñuy juralee ay jafe-jafe nga ñëwaat même pas un mois de l'hivernage ñuy wax encore nit yi ñu ngi am problème mu ndox donc loolu dafa di lu jafe daal lu ci xel buy xalaat parce que tamit boo xoolee fu mel ni zone de captage réceptacle lu ndox la woon autant mais ñu ngi nii remblé ko ba mu fees jaay ko ay nit ñu def ko ay kër alors que foofu tey dagg ko ay kër mais mënoon na nekk loo xamante ne vraiment foofu mënoon nañ ko def ba mu nekk loo xamante ne day téye ndox bi pour qu'au moins ñu mën a xool comment nous allons traiter ça pour mën ko redistribuer waat mais mu ngi nii dañ ko remblé mu jur yeneen problème inondation feneen parce que tey zone yu mel noonu xoolal tey fu mel ni fu ñu def kii stade mooy arène bi arène nationale foofu yëpp ay zone yoo xam te dafa doon téye ndox la te yooyu tey mënoon na servir Dakar ndox ba mu doyal mais tey ñu ngi nii vraiment di wax problème mu ndox alors que ñun ndoxu bu tawee du ñu xam fan lañ koy dugal donc mooy wane ni kon problème mu planification am na parce que mënoo wax assainissement bu normal alors que yow yaa ngi am encore problème bu xoolee ñun ndox bii la ñuy naan mais tey boo ñëwee gis réseau canalisation yi nu ñuy ballee fu nekk alors que tey mën na infecté tey suñu ndox yi ñuy naan kan moo ciy xam dara tey ñu ngi nii loolu mën na jur ay problème de santé publique en tout cas lii vraiment dafa di loo xamante ni dañ ko war a jël au sérieux parce que tey lu nekk rek mën na jur leneen ak leneen tey ba nga xamante ne ay feebar lay parce que ñu ngi waxu corona ñu ngi wax tey waxu problème mu caaro ay problème mu santé publique yoo xamante ne tey suñu réseau assainissement yi ñun ñëpp ñu bëri ci population bi am na ñu am possibilité naan ndoxu ci ren wala ndoxu eau minérale mais du ñëpp ñoo ko am ñun ñi ñëpp ci robinet yi la ñuy naan tey bu tuyau yooyu infecté ñun fan lañ jëm amuñu les moyens vraiment qu'il faut pour di yor di naan ndox boo xamante ne kii ñun njaboot yëpp ci la ñuy naan donc man lu may wax daal mooy ñu xool comment gouvernance ñu xool nan la ñuy planifier lépp parce que tey même sur le plan de l'électricité da ngay gis tey kii ñëw gas jàll kii ñëw mais ñoom ñëpp pourquoi am lu ñu toog xool nan la ñuy defee
un plan boo xamante ne buñ ko réussir vraiment après problème boobu day nekk leneen. ak ñu harmoniser yëgoo di amoon kay mooy harmonisation. mais ñun tam ñu discipliné. waaw c'est vrai da ngay tabax da ngay gis ku ñëw tabax ci chantier ci koñ ba dagg fu ko neex. sa Sénégal gis nga indiscipline bi fi am nii man gëwuma ni am na ci Afrique yëpp waxuma sous région bi de Afrique yëpp. di nga dugg benn réew gis li am fii ci kenn bëggul ko la ni déedéet bul def. waaw commencé ko ci man mii loolu nag mënut a doxalam réew. mais dëkk loolu mooy njëriñu autorité. mais autorité soo déggee ñu koy wax. loolu la mais nag tey. mais xoolal du ma bëgg di wax ñu mel ni leneen la mais bu fekkee autorité bi mooy njëkk a jàdd yoon. kon keneen koo xamante ne da nga koy wax da nga koy sonal rek. koo xamante ne amul les moyens. koo xamante ne dañu jàpp ne kii moo xam. su fekkee kooku moom mooy jàdd yoon. vraiment kon keneen. su ko defee doo ko mën a wax dara. doo ko mën a wax dara mais ñun ñii ñëpp des fois da ngay gis loo xamante ne lii yow da nga koy def mu nekk lu xamante ne insensé la mais da nga koy def parce que da nga naan non yëfu maa tey la te loolu da ngay xam ne lu muy jural mën na jural yeneen problème yoo xamante ne du ñu xam fu ñu koy waxee donc yooyu yëpp ñu ngi koy wax te man nag vraiment waaw maa ngi lay gërëm bu baax ci sa positif nu nga positifee si lépp say intervention vraiment ku la déglu moo xam ne ni vraiment yaa ngi dox sa waar bu baax a baax a baax ci dëkk bi donc kon jërëjëf si lépp waaw jërëjëf merci beaucoup kontaan naa Ndiaye vraiment tey moom vraiment xëy ay Alaaji Malick di la woo ah Aliou Ba kooku moom bëgg naa ci lool mais ni ma ko waxee rek waaw réew mi daal bu ñu bëggee man je pense que àddina ci boppam sax léegi moo dootul àddina yi tappale waaw bu ñu bëggee lu baax il faut ñu xam ni tappale jeex na liggéey moo jot te nit ñi di yittewoo li nga xam ni moo vital pour seen àddina booy wax waxi ndox booy wax waxi santé kenn du la faale bu doon politique la ñu fees dell dem solo ji ànd ak nit ñi ñu leen di nax ay meeting ak dugal ci kaar ak rajax yi dem ci réseaux sociaux yi soulever ay débats yu ñàkk fayda yu ñàkk teggin yu warmawul yu amul benn valeur par rapport suñu culture waaw ci lii yii ñoo mat a waxtaane waaw fin des tappale ci àddina ku bëgg suqaliku ëllëg bëgg am wér-gu-yaram bëgg am ay dirigeants yoo xam ne c'est à l'image de yéen ni ngeen bëgg seen dund mel ko il faut ngeen ba tappale yi ca ku ci ne ñu ba tappale yi ca ku ci ne xam ni fa nga ne yaa war a bay sawaar bu ko defee tool bi meññ mais toog rek muy dox amatul fenn ñi la jiite it bu ñu gisee ne yow nelaw rek nga fi nekkee dara safu la doo jël sa facture bu ñu la indilee facture gis ne am na jalgati jarul la nga sol sa daal dem lu may ne ci rajo bi wala Alaaji Asan dimbali ma ceeg yooyu ñu ne ok ñoom tam kilifa yi di kon ne def leen neex bu ne la justice nga ne justice amu fi magistrat yi kon ne di fayee ko sunuy impôt di tëdd seen kër yi nelaw il faut les faire travailler il faut faire travailler tout le monde dans ce pays ca loolu askan bu impliqué wu approprié wu la gestion de la cité moo koy maye waaye du toog di seetaan yàlla bay sa tool maa ngi jéggalu ñëpp encore une fois Aliou jërëjëf soxna Yacine naka noonu Barthélémy ci wàllu réalisation ci kanam tuuti 10 heures le rendez-vous quotidien avec le ministère de la santé ñu yendoo ak jàmm. Publicité sur RFM.